voilà Fama Diabola lañ ciy àndal Fama fàtte naa la wax ni li nga sañse dafa rafet. merci. lañ lay ubbee. alors dañ koy démarrer ak le soleil l'astre de Anne moom mi ngi ñëw ci coalition Diomaye président nee na une restructuration qui divise kii di président Bassirou Diomaye Faye ci benn note bi nga xamante ni daté nañ ko le 11 novembre 2025 Bassirou Diomaye Faye remplacé na Aïda Mbodj par Mimi Touré à la présidence de la conférence des leaders li motivé boobule nomination moo di dañu bëgg rendre la coalition plus opérationnelle, mieux structurée et pleinement performante. Alors bu ñu ci jógee aux Vox Populi la ñuy dem a xool yi nee na cette guerre au sommet du pouvoir Bassirou Diomaye Faye moom nag teg na Mimi Touré pour mu continuer processus bu Diomaye coalition Diomaye président ca beneen wet ga Pastef moom mi ngi recadrer le président Diomaye nee na ko président Bassirou Diomaye Faye yow amuloo pouvoir pour démettre kii di Aïssatou Mbodj mi nga xamante ni dañu ko désigné woon pour mu nekk la présidente de la conférence des leaders Juan Branco di avocat wu kii di Ousmane Sonko nee na les numéros 2 ne supportent pas leur illégitimité loolu la ñu Vox Populi di xamal las ca beneen wet ga moom nee na Diomaye dafa désavoué ki nga xam ni moo di premier ministre am di Ousmane Sonko mu jël Mimi Touré nag propulsé ko ca kaw ba léegi ci las yéenekaay nee na lu jëm ci mbirum dette publique bu Sénégal kii di professeur Amath Ndiaye mi ngi plaider pour une restructuration urgente alors ba léegi ci L'As Quotidien moom mi ngi dellu siwaat ci ki nga xamante ni moo di Farba Ngom ni ki la démb recevoir na benn délégation bu am solo boo xam ni Thierno Bachir Tall moom moo ko jiite foofu ca pavillon spécial bu ci jógee enquête la ñuy dem xool yi nee na fracture la ko dippee diggante Diomaye Faye ak kii di Ousmane Sonko Abdourahmane Diouf démb budget lañ doon voté bu muy budget ministère de l'environnement ñu ne Abdourahmane Diouf en taille patron alors bu ñu jógee ci enquête yéenekaay dañuy jàll ci Walf Quotidien nee na Sonko Diomaye dafa désavoué ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ay analystes politiques ak ay chercheurs enseignants def ci ay jàngat ku mel ni docteur Moussa Diaw enseignant chercheur en sciences politiques nee na maintenant il faut éviter un bras de fer entre les deux chefs de l'exécutif Juan Branco avocat de Ousmane Sonko nee na les numéros 2 ne supportent pas leur illégitimité et veille à massacrer ceux qui l'ont consacré kii di docteur Jean-Charles Biagui di enseignant en sciences politiques nee na Diomaye prend un risque en politique militaires yi nga xamante ni dañu disparaîtroon ñu capturer leen libérer nañ leen ils sont libres buñ ci Walf Quotidien moo ñu koy xamal l'Observateur la ñuy dem a xool yi mu ñëw ci benn fait divers bu graaw nee na un boucher moom daal dafa doon waaja rend ki nga xamante ni moo di jabaram ndax dafa dem ca benn ngénte te tàgguwu ko ba léegi ci l'Observateur mi ngi wax les minutes de tension et d'insultes à l'Assemblée lors du passage du docteur Abdourahmane Diouf démb ñenn ci ay député jot nañ ko fa yuuxoo ak ay kàddu yu ñagas a ñagas wante teewul budget moom voté nañ ko te yokkal nañ ko Diomaye ak Sonko manœuvre et enjeu d'un tournant décisif mi ngi nee na les coulisses d'une partie à haut risque buñ ci jógee Ousan dañuy jàll ci le quotidien moom rupture politique la ko tuddee ci coalition Diomaye nee na Diomaye moom dafa démettre kii di Aïda Mbodj remplacer ko ak Mimi Touré Pastef ca beneen wàll ga nee na Diomaye n'a pas le pouvoir de démettre ki nga xamante ni moo di Aïda Mbodj la coalition n'a jamais eu pour président Bassirou Diomaye Faye qui en était uniquement le candidat nee na coalition bi Diomaye Faye musu ko jiite dafa nekkoon juste candidat bi alors Pastef nag moom mi ngi mettre en place une nouvelle coalition dirigée par Aïda Mbodj bu ñu jógee ci le quotidien les échos nee na docteur Abdourahmane Diouf rudoyé par les députés de Pastef démb kaddu yi ñagas jóg na fa nee nañ investige accusation de trahison lépp jaar na biir assemblée nationale
Famara Sané moom dafa noppi ñetti minutes waxul nee na en guise de deuil noonu la ko tuddee l'attitude républicaine de Abdoulaye Tall. Abdourahmane Diouf moom ci boppam moom dafa ignorer royalement ñi nga xam ni ñoo ko doon saaga ak ña ko doon wax kàddu ñagas moom daal patt ba rek la leen may ba léegi nee na clash public implosion de la coalition Diomaye président. Clash public entre Diomaye et ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko Diomaye parle de léthargie ba pare viré ki nga xam ne moo di Aïda Mbodj di jël Mimi Touré teg ko ca place ga Pastef ca beneen wet ga mangoo koy tontu l'info yéen a kaay la ñuy dem xool nee na face to face explosif entre Diomaye et Sonko pouvoir bi moment bi dafa mel ni dafa diviser dem na ba àgg ne dafa mel ni lu nuru ak guerre froide entre le président de la République et son premier ministre ki nga xam ni moo di Ibrahima Thioub mi ngi alerter situation bi nga xamante ni moom moo nekk fële ca Mali nee na Mali daal bu xurfaane ñun dinañu sëqat si le Bamako tombe le Sénégal sera directement menacé Ndella Madior Diouf dinañ ko déglu au fond du dossier vendredi bi nga xamante ni moom la ñuy dëkkmal bu ñu jógee ci l'info tribune yéen a kaay nee na Sonko Diomaye de ko humilier na ko ci acte bi nga xam ni moom la def démb mu dellu si ci chroniqueur Sen TV bii di Abdou Nguer nee na jour de vérité pour Abdou Nguer tey dina am lu leer ci li nga xamante ni moo di sooram FMI aussi rejeté na accusation yi nga xamante ni keroog ca terrain meeting ba kii di premier ministre Ousmane Sonko teg na ko ci seen ndodd ñoom indi nañ ci ay leeral bu baax a baax lépp ci biir tribune na yéeni kaay source a la ñuy dem a xool yi nee na un jàmbaar libéré hier mu di ki nga xam ne moo di militaire ba nga xamante ni moom la ñu jàppoon depuis ay weer fële ca réewum Ziguinchor moom nag libéré nañ ko ba léegi ci source a nee na bu kii yeewoo est kële ma nga yeewoo ca ouest président bi ak premier ministre am Diomaye vote pour Mimi Sonko la récuse Direct News nee na aucun contrat signé par le ministre Abdourahmane Diouf ba léegi la ñuy waxtaane donc Ousmane Sonko da ko accusé sans le nommer d'avoir exercé des pressions pour faire passer des marchés publics surfacturés ñu ni fu information yooyu jóge ba premier ministre di ko wax que cachent ces délations qui divisent l'organisation qui divisent l'opinion publique qui réclame des preuves nee nañ benn contrat jotaguñ ko signé ci allégation yooyu nga xamante ni premier ministre moom la doon wax keroog Mimi Touré aux commandes ci Direct News ba léegi dañuy jàll ci l'évidence mu ni yaayu Ousmane Sonko daal dañ ko écarté Mimi Touré de Diomaye moom ma nga koy accéléré loolu la ñu l'évidence yéen kaay di xamal point actu ba léegi dellu siwaat nee na Diomaye Faye dafa jël Sonko buux ko ba ca mur ba pare daal di ko fay sës nag mi ngi noonu militaire bi nga xamante ni moom la ñu jàppoon fële ca Djinaki libéré nañ ko donc l'armée a salué les initiatives visant consolider la paix dans le sud alors bu ñu jógee ci li nga xam ne moo di point actu dañu koy tëj ak tribune yéenekaay moom nee na lu jëm ci Jeux olympiques des sourds bu 2025 le Sénégal est contraint de déclarer forfait Ousan mën nañu jàpp que tey cette journée du 12 novembre lii moo gën a fës ci xëtu yéenekaay yi voilà loolu moo gën a fës ci xëtu yéenekaay yi seen caali communiqué baa ngi noonu xam naa du ñàkk nag njabootuk ki nga xamante ni moom mooy militaire boobu nga xamante ni dañu ko daal di tegoon loxo foofu ca Bignona depuis le 13 avril delloo lañ ko ay mbokkam bu ñu sukkandikoo ci DIRPA bi nga xamante ni moo daal di publier li nga xamante ni moom mooy communiqué bi voilà comme ni ngeen ko gisee noonu effort yi nga xamante effort de médiation yi nga xamante ni dañu ko déployer woon ci ay weer yu bari permettre nag nga xamante ni mooy militaire bi ñu téewoon ca bande armée bi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon foofu ca côté Bignona di fa daal di lëmbee ña ko tegoon loxo ne depuis le 13 février 2025 ci localité bi ñuy wax Djinaki département de Bignona militaire boobu nag bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi nga xamante ni waa DIRPA ñoo ko daal di génnee jébbal nañu ko ñi nga xamante ni mooy comité international de la Croix-Rouge ñoom la ñu daal di jébbal suñu compatriote sénégalais boobu noonu jamono bi nag daal dinañ koy indi fi nga xamante ni moom mooy Ndakaaru di nouvelle bu baax beneen nouvelle également bu baax ñu ñeel li nga xamante ni moom mooy
wàllu bourse étrangère yi mooy ñi nga xamante ni suñu frères yi ak suñu rakk yi wala suñu mag yi nga xamante ni voilà ñoom dañuy jàngi ba pare soxla bourse pour dem fa la nga xamante ni mooy bitim réew. Ministère bi nga xamante ni moo yor wàllu jàngaleem bu kawe bi teg na plateforme ngir képp ku nga xamante ni bëgg ngaa daal di bindu ngir xool noo demee bitim réew continuer sa yokk sa xam-xam. Plateforme bi nag dafa accessible via adresse bi nga xamante ni mi ngi tudd bourse étrangère point campus point sn. boo fa demee di nga fa am lépp li nga xamante ni mooy information bu ko defee nga daal di déposer say document nga bu dee am nga sens nga di nga mën a am possibilité dem wélal sa jàng fi nga xamante ni moom mooy bitim réew. di nuyu Babacar bu baax a baax depuis fi nga xamante ni moom mooy France ñu koy wax Babacar Faye moom suñu nitu démb la également ñu ngi koy ziar bu baax a baax. ba léegi ci voilà wàllu xibaar yi dañuy si continuer ndax xam ngeen nag état bu Sénégal ci li nga xamante ni moom mooy plateforme boo xamante ni daf ko daal di yëkkati jëm ci wàllu bac beeg yooyu loolu également boo leen demee ci Le Soleil digital di ngeen ko daal di lire 15e édition bi nga xamante ni dañu jagleel wàllu mbay mi ak li nga xamante ni moom mooy wàllu conseil agricole et rural bi nga xamante ni moom Bouba Diagne ma nga woon ca invitation yi moom na yëkkati na fay kàddu waaye fësal li nga xamante ni état bu Sénégal daal dina koy def ci leadership président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñi ngay inscrire agriculture ak élevage du Sénégal bokk ci souveraineté économique. ci loolu nag la ñu daal di jëlee lu toll ci 130 milliards daal di koy nga teg ci table bi daanaka volonté politique bu taxaw la sax ngir dimbali ñi nga xamante ni ñoom ñooy baykat yi waaye def ay création ci ay centre d'excellence au conseil agricole et rural. Ministre bi nga xamante ni mooy enseignement supérieur Abdou ñu koy wax professeur Daouda Ngom moom nag daal dinay annoncé ci mbir moomu ci li nga xamante ni moom mooy beneen conseil boo xamante ni dafa yëngu ci wàllu wàllu li nga xamante ni moom mooy njàng mu kawe mi ak ñi nga xamante ni ñoo ca nekk lu ñu leen di impliqué ci wàllu mbay mi tax nag sax ñu daal di teg ab budget 1,5 milliard d'euros la ñu daal di mobiliser ci année bi au niveau international. Forum bi nag démb la woon fële nga xamante ni moom mooy fi nga xamante ni fa lañ ko doon organiser voilà dinañ ci ñëwaat ci nu mu gën a yaatoo xibaar yooyu yëpp di ñeel li nga xamante ni mooy yokkuteeg liggéey bi wala sax Bassirou Diomaye Diakhar Faye. waaye nag ki nga xamante ni moom mooy Déthié Fall moom annoncé na démb ci ne ab pont boo xamante ni bu mag a mag foofu sa Casamance dinañ ko fa daal di dolli ngir mën a wàññi déplacement yi nga xamante ni voilà le ministre Déthié Fall annoncé na daal di benn tabaxum pont bu toll ci 1200 mètres fi nga xam ne 1280 mètres fi nga xamante ni moom mooy biir Ziguinchor. loolu nag dafay fexe suñu yaay yeeg suñu bàjjen yi nekk foofu bu ñuy mën a transporter fruits yi marchandises yi pour indi ko wala déplacer ko indi ko Ndakaaru dafay yomb ci ñoom trop. loolu nag bokk ci ay projets yi nga xamante ni Bassirou Diomaye Diakhar Faye ànd ci Ousmane Sonko ñu ngi koy jéem a jëmmal. ba léegi nag Fama Diaboula le temps que ñuy xool li nga xamante ni moom mooy fait divers bi di wax ni rek ñu ngi nuyu ki nga xamante ni moom mooy Taylor ñu ngi lay ziar bu baax a baax Ousin Zembere bégee Zembere voilà Taylor maa ngi lay ziar bu baax a baax. voilà maa ngi nuyu également ki nga xamante ni mooy Edmilson Manga xaritu Fama bi Edmilson également frère ñu ngi lay ziar bu baax Paco voilà yow daanaka yow yaa njëkk ci li nga xamante ni moom mooy commentaire bi ak télé 1514 voilà le temps que amee ndoy di daal di installé wu seen dañuy dem déglu ndax bokk na ci li ñu war a waxtaane xam ngeen ni nag communiqué bi nga xamante ni kii daf ko daal di génnee moom mooy Bassirou Diomaye mooy Mimi Touré moo ko daal di publier ci seen groupe WhatsApp boobu mu daal di fuité